parce que Sénégal pays pauvre la jusqu'à présent mënuñu fi tere sareet mënuñu fi tere mbaam parce que amuñu yeneen moyen mais nañuy jéem a fexe di améliorer nañuy jéem a fexe di améliorer di perfectionner waaw améliorer ak perfectionner parce que ñun ñi sunuy maam ak sunuy baay dañoo dëkkoon ci ay néegi ñax ak ay néegi sàkket ci ay pajaas lañ daan tëdd loolu tamit dëgg la mais sunu maam yooyu ak sunu baay yooyu néegu ñax yañ dëkkoon ak pajaas yañ dëkkoon ñun ñi tey dëkkuñu ci tey ñun ngi nii dëkk ci ay salon yu baax ay salon yu high level lañu dëkk ci ay matelas yu nooy matelas yu jar 100 000 francs ci la ñuy nelaw ba pare nekk ci ay salon yu baax nekk ci ay kër yu baax yoo xam ne dañ ko karole parce que dañoo évoluer dañoo ñaan yàlla évoluer kon nag évolution boobu nga xam ne ñun moom lañ def sur le plan physique évolution boobu nga xam ne ñun moom lañ def sur le plan personnel je demande à ce que aussi nos autorités xalaat ci évolution boobu ba li nga xam ne moom mooy système de ramassage des ordures yi nga xam ne moom moo am au niveau du Sénégal dans les régions dans toutes les régions ñu jéem a fexe ba nuñ ko moderniser parfaire ko ba nga xam ne dootul doon rek sareet ak fas mbaam mais mu nekk bac à ordures nekk aussi du transport motorisé pour moderniser loolu je pense que loolu lu am solo la lu jar a bàyyi xel la te jàpp naa ne autorités yi war nañ ko déglu war nañ ko bàyyi xel di féliciter nag bu baax ki nga xam ne moom moo nekkoon Bara Diop di nekkoon ki nga xam ne moom moo doon def projet bi di ko ñaanal yàlla rek mu continuer ci waaye tamit di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi projet yu mel nii ak yeneen projet yi ñëw nañ koy parfaire di ko gën a xalaat di ko gën a defar di ko gën a ñoŋal ngir intérêt askan wi parce que nag dañoo am une jeunesse boo xam ne jeunesse la boo xam ne jeunesse bu impulsive la fi mu toll nii Sénégal dafa bari ay jeunes dafa bari ay xale jàng nañ xam nañ li xew ci àddina bi ils sont matures donc boo leen di proposer ci dara na nga leen proposer loo xam ne dafay tendre vers l'évolution dafay tendre vers l'évolution mais pas tendre vers la régression loolu rek mooy li nga xamante ne bii moom lañ parce que tamit waa ji am projet bi nañ ko sant gërëm ko mu continuer ci projet bi liggéey mais aussi nañu wax autorités yi nañuy am seen ay projets yi aussi nañuy tendre vers l'évolution mais pas vers la régression parce que jeunes yi dañoo exigeant te boo leen indilee sareetu mbaam ci projet ci président wax ne 350 milliards moom lay financer ci projet yoo xam ne projet jeune la yow nga communiquer ci noo xam ne comme si état du Sénégal dafa accompagner ñooñu dafay régresser du indi évolution te loolu day tax jeunes yi aussi kaas ko xeex ko je les comprends les populations de Diourbel yi nga xam ne ils sont frustrés ñi nga xam ne kaas nañ ko mu naqari leen ñoom ñëpp comprendre naa leen aussi parce que aussi ñoom fi ñu xalaatee dañoo xalaatee progressivement donc te loolu aussi seen devoir la seen bëgg-bëgg la seen gëm-gëmu dëkk la moo waral ñu xalaate noonu donc ñu ngi comprendre situation yépp di wax rek ne autorités yi nga xam ne ñoom ñoo gérer li nga xam ne moom moo di wàllum emploi ñu gën a réfléchir gën a dolli seen ay xalaat gën a jàppale jeunes yi ci projet innovant ci projet progressiste ci projet yoo xam ne dafay évoluer vraiment loolu aussi doon na am solo lool ci réew mi pour ñu bàyyi ko xel maa ngi kontaan bu baax ci partage yi parce que dimbale ngeen ñu mën a egg ci li nga xamante ne bii moo di sunu ay vue yoo xamante ne bii askan bi dinañu mën a seetaan mën ñu gis parce que page bi ñu signalé moom moo waral ñu am tuuti jafe-jafe waaye nag du tere ñu gën a santaat ñëpp gën a gërëm ñëpp gën a wax rek ne Sénégal ñoo ko bokk bu ñu découragé kenn esprit Baye Fall esprit patriotique bu ko nit ki amee ba jéem dara rek nañ ko encouragé te bañ koo vraiment tiitloo wala ñu merloo ko wala ñu jéem ko tuutil vraiment loolu aussi lu jara bàyyi xel la parce que vraiment li fi xew fan yi moom ci affaire mbaam yi bari na coow te jaru ko woon benn doomu Jurbel la rek bu amoon benn projet xaj na direction de l'emploi ñëw accompagner ko ñoom it def ci seen tuuti communication xaw cee politique tuuti te loolu moo indi chamboulement bi mais l'idée de base est bonne
mais ñi ngi ñaan rek état bi bu ëllëgee ñu parfaire ko def ci lu baax def ci leneen loo xamante ne bi dana gën a mën a jariñ askan wi waaw. ñu jéem a ñëw nag ci dernier point bi lu am solo bu ngeen gisee ñu dugalal leen zikru Baay Faal ki ñuy war a wax ci moom ab Baay Faal la. sëñ Ablaye Fall ndaray sëriñam sëñ Modou Ablaye Fall ay sëriñam sëñ Taalan Ablaye Fall moom mooy sëriñam Cheikh Bintu Fall mooy sëriñam. kooku ñu nar a wax nag ci wàllum investissement dafa am solo, dafa nekk en relation ak li ñu doon wax léegi ci wàllum sareetu mbaam yeeg yooyu. dañuy def transition ñëw ci Baye Fall boobu ñuy wax Cheikh Sidi Diop di doomu Sénégal di doomu Diourbel. ñu war a waxtaanee ak waa Sénégal ci wàllum investissement ak projet, parce que c'est extrêmement important. fan yépp Sénégal bu ngeen xoolee ci leneen coow lañ nekkoon, coow yi mërs ak ay coow yoo xamante ne bi jëmewul Sénégal fenn, xeex ak yu kenn xamul. te li nga xam ne mooy farata ji dëgg fi ñu toll nii mooy investissement, emploi des jeunes ak ay projet. loolu nag kii nga xamante ne bii moom laay waaj a introduire nii muy Sidi Diop daf cee def liggéey bu rëy di doomu Sénégal. te ku ma xam man xam MPES jëf ak njariñ da ngay xam ne ñun le secteur privé national daf ñu ñor. ñi nga xam ne ñoom ñooy les capitaines d'industrie dañ ñu ñor. ñi nga xamante ne bii ñooy les pourvoyeurs d'emploi dañ ñu ñor. parce que à chaque fois bu ngeen seetaanee Sénégal fii nu toll nii dañoo soxla emploi, dañoo soxla aussi investissement. te à chaque fois boo leen seetaanee Assane Sylla yéen a ngi koy gis mi ngi défendre Kabirou Mbodj doomu Sénégal la ci wàllum investissement. yéen a ngi koy gis mi ngi défendre Bougane Gueye Dany ci wàllum investissement. yéen a ngi koy gis mi ngi défendre Youssou Ndour ci wàllum investissement. yéen a ngi koy gis mi ngi défendre Babacar Ngom ci wàllum investissement. yéen a ngi koy gis mi ngi défendre doomu Sénégal yi nga xamante ne bii ay capitaine d'industrie lañu, dañuy créer emploi, dañuy investir ci réew mi ngir jéem a fexe ba koom-koomu réew mi am doole am kattan. parce que li nga xam ne moo ñu néewal doole ñun ñëpp mooy ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy les étrangers dañoo ñëw jël lépp li nga xamante ne bii moom moo amoon njariñ ci suñu emploi bi ak ci suñu koom-koom bi ñoom ñu gérer ko. donc suñu fexee ba renverser li ñuy wax la tendance, fexe ba ay doomu Sénégal yu baree bari dellu si ci réew mi wala ñi nekk ci réew mi ñu kattanal leen dooleel leen ba nga xamante ne bii li nga xam ne moom mooy la ci wàllum investissement ak emploi dañ ciy liggéey, dina bari jeunesse su Sénégal ak ci monde rural bi lu ci baree bari loo xamante ne bii danañ ko mën a jariñ askan wi. loolu nag moo tax tey ma jël comme exemple benn doomu Diourbel pour won àddina bi ni leen Diourbel du rek li ngeen doon gis fan yi ñu leen di chambrer di leen tooñ di leen wax waxu charrette mbaam ak yu demee noonu. Diourbel am na ay doom yu am jom, am na ay doom yu am fulla am fayda, am na ay doom yu gëm seen réew gëm seen bopp doon ay patriote, investir ay milliards ci réew mi te askan wi dañ leen a war a xam war leen a ràññee. ñooñu nag Sidi Guissé Diop mii ci la bokk. te tey jii moom laay indi ay mbiram indi ay projet am fas yéene leen ko présenté waxtaan ci moom pour que yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre ngeen partageel ñu lii nga xam ne moo di live bi ngir askanu Sénégal xam kan mooy Sidi Diop, kan mooy Cheikh Sidi Guissé Diop, lan la def ci Sénégal, lan la jariñ Sénégal, lan la nekk di jariñ fii ci Diourbel, pour que jeunes yi ak ñun ñi ak suñu yeneen i morom mën a roy ci moom ba ñu mën a am ay dizaines et des centaines de Sidi Diop ci Sénégal. buñ ko amee rek léegi tey Sénégal développé, buñ ko amee léegi tey liñ doon jëggaani ci bitim réew dootuñu ko soxla, ñu am li nga xamante ne bii moom la ñu yittewoo ci biir réew mi. Sidi Diop nag pour présenter leen ko doomu Diourbel la. doomu Diourbel la boo xam ne fii la jànge Diourbel ba 3e fi la amee BFM. bi mu fi jógee ca la dem Maurice Delafosse, foofu la amee bac S3.
bac S3 nag mooy l'ancienne série E. ñi nga xam ne dañoo jàng ca njàng mu njëkk ma série E xam nañ ko, mooy bac bi gën a difficile ci bac yi. série S3 boobu nag ci la am bac ci Maurice Delafosse, dem suivre cycle ingénieur am fële ca Allemagne, bokk ci doomi Sénégal yi nga xam ne dañ leen sélectionné woon may leen bourse ñu dem Allemagne suivre seen cycle ingénieur ci conception mécanique. conception mécanique boobu mu suivre nag ci la am diplôme ingénieur am ba nekk tey ji ingénieur en conception et construction mécanique. Sidi Diop boobu nag ginnaaw bi mu paree ci njàngam boobu Allemagne la des di fay liggéey. liggéey na ci wàllum transport, liggéey na ci li nga xamante ne bi moom moo di société yoo xamante ne bi ñi ngi tudd TLD Transnom Honeywell, liggéey na ci société bu mel noonu. liggéey na ci société yi nga xamante ne bi VW la, doon na directeur commercial aussi ci société yu baree bari avant muy doon associé ci société yooyu ba di fa nekk directeur général, liggéey ci société yooyu pendant presque 16 ans 17 ans. donc doomu Sénégal la boo xam ne dafa réussir cycle académique am, réussir cycle études supérieures am ba génn ñu jël ko Allemagne mu nekk fa di fa liggéey en tant que travailleur d'abord, après en tant que directeur, ensuite directeur général, ba bokk ci ay sociétés yu baree bari ci àddina bi. kooku je pense que doomu Sénégal la boo xamante ne bi nit ñi war nañ ko xam. bi mu paree nag ci loolu nga xamante ne bi servir na Allemagne, nekk fa directeur général, liggéey ci sociétés yi, bokk aussi ci société yu baree bari ci àddina bi. société yoo xamante ne bi am na société yu mu bokk yu nekk Inde, am na société yu mu bokk yu nekk Turquie, am na société yu mu bokk yu nekk Allemagne, am na société yu mu bokk yu nekk France, ak société yu mu bokk yu nekk Turquie. donc ce capitaine d'industrie là nga xamante ne bi il a investi dans pas mal de choses dans le monde, ci wàllum industrie, ci wàllum construction, ci wàllum service. doomu Sénégal boobu moo ñibbisi nag Diourbel indi fi ay yeneeni investissement, ñibbisi Sénégal indi fi yeneeni investissement yoo xamante ne bi mi ngi jariñ askan bi te mu mérité aussi ñu présenter leen ko. donc société yi nga xamante ne bi créé na ko, première société bi mi ngi ko créé en 2004 ñu koy wax ITSEP SAR la boobu mi ngi yëngu ci wàllu montage système convoyeur bagage yi aéroport yi, système bagage yooyu. ITSEP boobu mi nga xam moom la spécialisé wu, moom lay def. dafay def aussi fabrication de glace, une usine boo xamante ne bi aussi dafay fabriquer glace à écaille bi nga xam ne moom la ñuy jaay pour conserver sunu jën yi. glace boobu sax ñi ngi koy jaay ba Gambie, ñi ngi koy jaay ci biir Sénégal gi yépp. mi ngi yëngu aussi ci conception wu usine bi ci boppam, usine de glace bi ci boppam. ITSEP SAR la boobu daf koy concevoir, daf koy liggéey. maanaam moom non seulement li lay won ne c'est une tête, te leadership am vraiment fi ñu toll nii c'est avéré, mooy que ni ITSEP SAR la boobu bi mu ko créé machines yu njëkk yi doon defar glace daf ko jënd importé yi woon Chine ak Tunisie. wante yeneen machine, beneen dernière machine bi nga xamante ne bii moo actuellement mooy produire glace ci usine boobu, ay techniciens yu nekk ca usine ba ñoom ñoo ko concevoiral seen bopp. mu leen di woon beneen chip ak beneen innovation boo xamante ne bi Sénégalais yépp war nañ ci bàyyi xel. mooy yow nga créer sa usine glace boo xam ne machines yi da nga koo importé ji woon, mais nga dem ci sa xarañu bopp ak sa xarañu ay liggéeykat, nga dem ba sa liggéeykat yooyu créer même usine boobu nga xam ne da nga koo jënd ji woon, léegi yow yaa koy defar fii ci Sénégal. kon fii ñu toll nii ITSEP SAR la boobu tey yow Ibrahima Cissé boo soxla woon tey machine glace, tey ji ITSEP SAR la boobu mën na la fabriquer machine glace jaay la ko te doo ko importer ji bitim réew. maa ngi nuyu Nasara ma sœur, maa ngi lay bëggee ci Espagne, maa ngi lay bëggee bu baax. Amady Niang, Ibrahima Cissé, di nuyu Amsa Silla, di leen ziyaara bu baax a baax.
à part entreprise boobu nga xamante ne bii moo di ITSEP saaral te dinañ ci ñëw ci kanam Sidi Diop boobu di investisseur sénégalais créé na lu ñuy wax Bawol Invest. Bawol Invest usine la boo xamante ne bii ci wàllum ceeb lay yëngu fii ci Diourbel. Sidi Diop boobu créé na aussi ay boutique témoin ba nga xamante ne bii ceeb boobu ñuy fabrique ñuy produire fii ci Diourbel ñi di ko distribuer fii ci Diourbel am na ay boutique témoin yoo xam ne quartier boo fi dem muy Riz de la Vallée ñi ngi koy produire di ko jaay fii ci Diourbel mu nekk ceeb boo xam ne ceeb bu sell la ceeb bu set la ceeb bu baax la original la par rapport ak ceeb bi nga xamante ne bi sax moom mooy jógee Pakistan. Sidi Diop boobu am na ay camion de transport lourd yoo xam ne dañuy liggéey ci groupe doon ay gros porteurs. am na aussi entreprise boo xam ne ci location de voiture lay def fii ci Diourbel. am na aussi li nga xamante ne bii moom la ñuy wax entreprise bi nga xamante ne bi moom la ñuy wax Afragro nga xam ne dafay liggéey ci wàllum agriculture di bay li nga xamante ne bii moom mooy wàllum moringa di mbuumu saab-saab bi tey mi ngi ciy produire ay hectares yu dul jeex créer usine bi pour mën a defar aussi thé de moringa ak comprimé de moringa bu jotee ci licence bi rek jàpp naa ne ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllum diabète ak yenn feebar yeneen yi moringa boobu tey dina leen mën a jariñ lu baree bari donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne bi Sidi Diop boobu investir na ko fii ci Sénégal ak ci Diourbel. à part loolu aussi am na ay investissement yu mu def sur le plan international en Turquie ci société bu ñuy wax Siftamek. am na aussi investissement yoo xam ne def na ko Dubaï MRZ mooy société bi nga xamante ne bi dafay yënguti ci Dubaï. am na aussi beneen société boo xamante ne bi dafay yënguti ci wàllum pneu fële ca Inde boo xamante ne bi aussi actionnaire la foofu. donc nit kooku nekk doomu Diourbel nekk un grand investisseur nekk un capitaine d'industrie di ab Baye Fall gëm dëkkam gëm réewam gëm Diourbel ñëw investir des centaines et des centaines de millions laa leen wax des centaines et des centaines de millions voire milliards fii ci dëkk bi ci Diourbel modèle la boo xam ne autorité sénégalaise yi doomu Diourbel ak doomu Sénégal dañ ko war a gis dañ ko war a dégg dañ ko war a xam pour que nit ñi xam ne Diourbel am na bu baax a baax richesse am na bu baax a baax ay investissement yoo xam ne am na fi ci dëkk bi yoo xam ne soxlawuñu jëggaani fenn koo xamante ne bii tey jii fierté la ci doomu Sénégal yi mooy Sidi Diop boobu lu tax ma di ko wax fierté la exporté na expertise yu jeunesse su sénégalaise bi jeunesse su diourbelloise bi tey jeune boobu tey ñuy xalaat naan waaw dafa jëndoon sareetu mbaam est-ce que xam ngeen ne am na yeneen jeunes yoo xam ne aéroport internationalu Diass bee tey jeunes yi nga xam ne Sidi Diop moo leen mëne leadership bi moo leen yóbbu foofu tey képp ku teg sa bagage ci tapis roulant wu aéroportu Diass jeunes yi doomi Njaaréem yi ñoo ko liggéey. est-ce que yéen waa Sénégal xamoon ngeen loolu est-ce que waa Sénégal xamoon ngeen ne aéroport internationalu Diass bee tapis roulant ba fay daw ak check-in